maa leen di fay sëñ bi. Gaoussou ginnaaw bi nga déggee présentation après nan ngay nuyu ak internet yi. waaw maa ngi nuyu sénégalais yi nga xam ne yàlla dogal nañu ñuy seetaan di leen remercier ci invitation bi yéen tamit. di ñaan ci yàlla yéen gi ñu am waxtaane ko ak jaam yi ak sénégalais yi yàlla na jur njëriñ. bu fekkee ne nag am na loo xam ne ay rëq-rëq la ak dëng-dëng. nañu xam ne sunu matadi rek moo ko waral. encore une fois di leen remercier. comme ni ngeen ko déggee gannaaw ci bi mu nuyoo ak askan bi ba pare ak yéen ñi nga xamante yéen a saxoo di seetaan seen site www.oxfam.net Gaoussou bi ñu fi jógee da war a waxtaan tey si ñetti points yi nga xamante ni bokk na ci lu gën a soxal askan bi gën a soxal réew mi waaye balaa dara dañuy dugg ci li nga xamante ni mooy Covid 19 gannaaw si mbas mi la ñu nekk nii mu nekk lu sonal askan bi ñu nekkoon si ay jamono tey ñu dellu si waat nga gis mesure barrière yi nga xamante ni moom la président jël comme décret jox ko ay ministre am en tant que Gaoussou nan la ko gisee. waaw bon Covid bi. dama jàpp ne ñun sénégalais lu ñu waroon njëkk a def mooy ñaanal féliciter le corps médical. ndax tey bu ñu demee ba yàlla dimbali ñu Sénégal xaw ma beneen réew waaye Sénégal mi nga xam ne fi lañ nekk moom la ñu mën a wax. dañuy gis coono gi nga xam ne médecins yi infirmiers yi aides-soignants yi ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci corps médical bi liggéey nañ ko. di leen jaar jëfal. di leen masawu coono ndax masawu coono gi leen di def mooy coono gi ñu daj yëpp gis nañ ne ñoom ñëpp liñ ci waroon am li nga xam ne moom lañ ci waroon gis ñoom ci liggéey bi ak risques yi mu am yëpp daanaka kenn si ñoom amu ko ci. ñu si bari si ñoom sax daanaka ay métti lu ay naxar moo si jur waaye nag liggéey bi moo ko laaj. maintenant feebar bi Covid 19. ñun dañ ci commencé am njaxare ci feebar bi lu tax mooy état bi nu muy communiquer dafa dul wax sénégalais yi li am. ndax gis nañ ne fan yi nee nañ am na beneen vague bu ñëw waaye vague bu fekkee ne dafa ñëw ñu ne cas yi gën nañ bari te cas yi bi lu muy gën a bari boo xoolee centre yi ngi ubbi woon yépp centre yi daanaka ñaar moo ci ubbi. muy Fann ak Dalal Jàmm principal Ogi Dantec yu nekk ci région yi Ziguinchor Touba yooyu yëpp ba léegi ba fi may wax yow nii ubbiwul. mais centre yooyu ubbiwul ba fi ngay wax ni ba fi may wax yow nii dëkk yooyu ngay lim ñu ngi joxe ay cas ñoom. moom laa lay wax nii loolu mooy problème bi sénégalais yi ci loolu la ñu war a gëstu. ndax centre yooyu ñun gëstu nañu laajte nañu lan moo tax centre yi ubbiwul. centre yi lu tax ubbiwul mooy amuñu xaalis. centre yooyu dañoo amul xaalis. te cas yi mu ngi bëri yëf yi mu ngi gën a takkarnaas te centre yi war a ubbiwuñu parce que xaalis amatul. waa léegi 1000 milliards yi ñu génnoon pour Covid bi xaalis boobu fu mu dugg. mu mel ni foofu laa doon jëm ci gannaaw si Covid bu njëkk bi dañu waxoon jël ay mesures président ne dafa am lu muy jàppalee askan bi tey si loolu mu doon jàppalee askan bi juróon ay coow si maire yi si dund gi juróon ay coow si ñenn ñi matukaay matewu ko moom la mu waxoon askan bi defu ko ñenn ñi jaar fay jaaree ñàkk seen liggéey ba nit ñu toogee ni amuñu liggéey ñenn ñi yàqu la si ku mel ne yenn entreprise yi tey mu bëgg a jëlaat yenn mesures yi en tant que yéen ñi nga xamante ni yéen nekk si mouvement yi nekk si nan ngeen si gis. waaw encore une fois di ko naxarlu ndax Macky Sall ak ñi mu àndal mooy li may faral di wax rek dañoo ñàkk yërmande ci sénégalais yi. ndax ñàkk yërmande weesu feebar am plateau médical bu Sénégal ñëpp xam nañ ne dafa des li nga jël ay milliards yi nga xam ne da nga ko jël jëndee ko ay ceeb nga jàppale ci sénégalais yi beneen anam boo xam ne sénégalais yëpp nañ ci gis seen bopp ndax boobaa ñëppay dem faju ji. mu jël ko jëndee ko ay ceeb. maa ngi waxtaan ak barki démb samay yenn boy yi nekk yëmbal boo jëlee cas bu yëmbal noor. même desitu pat yi nga xam ne ba léegi kenn séddale ko. pat yi nit ñi dañ koy jël di ko jaayaat ñi ngi nekk nag di vérifier yëf yi si c'est réel ou non mais ay ñoo xam ne ñu sur le terrain ñooñu ne et bi nga xam ne dañu waxoon dañ koy jàppale population bi nit ñi ñu ngi koy jël di ko jaayaat ci suuf loolu mooy benn. ñaareel bi mooy am na ñoo xam ne joxoon na leen sax ay ticket ba fi may waxee yow nii bind na jot nañ te ñooñu gisuñu luy nduru donc man foofu dama jàpp ne dañ ko teg sur place pour mën na luubal alalu askan bi foofu daal 69 milliards yooyu. c'était juste pour xool naka la ñuy def pour enrichir des amis. waaw mais mën na yenu maanaa sax deuxième vague bi man je pense que ne c'est une réalité feebar bi ñëwaat na am na loolu beneen débat la te man bokk naa si ñu gëm na ne am na mais. mais nag sama classe gi de ba léegi gëmul ne am na de. non man moom personnellement gëm naa ko mais problème bi mooy démarche bi nga xam ne ñi ngi xam ne ñun jiite état bi démarche bi muy def moo tax sénégalais yi mënuñu ko gëm
sénégalais yu bari mun ñoo gëm feebar yi lu tax mooy tey surcommunication bi am ci feebar bi. Europe ni muy gérer feebar bi Sénégal ci loolu la bëgg copier pour mun ko gérer mais kaay nekk Europe ak kaay nekk Sénégal du benn problème yi am Europe ci feebar bi ak problème yi nekk Sénégal du benn donc dañu waroon adapté feebar bi Sénégal adapté ko ak suñu réalité dëkk xool coow li fan la nekk nan lañ ko war a nan lañ war a mën a communiquer ak naka lañ war a mën a naka lañ war a mën a bëri ko mais bu fekkee da ngay xëy ba mu neex nga xëy nga ne ah feebar bi ñëwaat na te màggal pa jaar fi tabaski jaar fi gàmmu jaar fi fête bu nekk jaar fi déggoo feebar bi bàyyi ba tey jii nga ne feebar bi ñëwaat na ne nit ñi da leen takk masque ah nit ñi da leen def nii nit da leen def nii da leen def nii nga gis le président de la république ci boppam nga xam ne Sénégalais yëpp ci moom la ñuy xool organiser benn Samba Mbayaan Juufeen organiser anniversaire bu mag dajale Sénégal dajale nit ñi ci ab salle fermée ba pare naan feebar bi dafa am nga gisaat Zahra Iyane Thiam woote ab meeting am dajale sénégalais te ñoo ñëpp bokk ci nguur gi sénégalais bis bu set ñi gis ñi nekk ci nguur gi di woote ay daje sëñ bi loolu boo nee sénégalais feebar bi am na duñ ko dégg moonte am na donc gestion Covid bi en fait c'est la gestion elle-même qui pose problème parce que ñi ñi jiite ñooñu sénégalais yi wér-gu-yaramu sénégalais yi intéressé wu leen ñi ñi jiite askan wi ñoru leen xam nga ñi jiite lan moo leen jiite lan moo leen ñor naka la ñuy tiitalee sénégalais yi naka la ñuy def ay stratégie naka la ñuy def ay tappale pour mën a am alibi pour mën a repousser élection yi naka la ñuy mën a waxee sénégalais yi noonu non feebar bi moo tax dëkk bi dëgër dëkk bi metti feebar bi lañ bëgg a jël def ko alibi pour mën di coono gii daj sénégalais yi coono googu gën leen def waaw mais xam nga feebar bi lu tax mu doy waar mooy ñiy wax feebar bi di wax feebar bi ñoom ñoo njëkkulu gëm feebar bi maanaam état bi koy wax ñoom gëmuñu feebar bi ndax seeni acte mooy tax ñi ngi naan waaye ñii dañuy sóob waaye fekkoon na ñoom amoon nañ beneen démarche ndax fi lañ gis le ministre de la santé ci boppam di wax feebar bi di wax moom ci boppam mu organiser meeting ci biir permanence am donc feebar bi problème bi mu am yëpp c'est un problème de communication mais gis nañ fi assemblée fan yi passé ñoom it ñu ni feebar bi attaqué na leen waaw mais xam nga tey mooy li may wax rek encore une fois di wax sénégalais yi nañu gën a moytu feebar bi c'est une réalité feebar moom mu ngi fii te di massaw di ci profité di massaw sénégalais yépp yi nga xam ne feebar bi jàpp na leen mais boo gisee feebar bi di gën a law sénégalais yi duñ ko gën a gëm mooy encore une fois ñi jiite mu nekk mooy ñi nekk assemblée mooy ñi nekk feneen li ñuy wan sénégalais yi ndax xam nga tey sénégalais bi nga xam ne day seetaan télé ou bien nekk ci réseaux sociaux yi gis na ne man ministre bi nga xam ne moo may aaye bul aaye daje ministre boobu moom mu ngi woote daje gis président de la république bi nga xam ne mooy aaye anniversaire moom ci boppam mu ngi woote anniversaire xam nga loolu day metti ci nopp sénégalais yi waaw mooy li ma lay wax rek mooy Macky Sall moom waxam te jaraluñu génn suñu buntu kër ndax nit la boo xam ne lu muy wax gëmu ko te li gën a doy waar li gën a dangereux si njiit rawatina un chef d'état mooy koo xam ne lu muy wax Macky Sall tey dafa dem ba sénégalais yi ci boppam ñoo ko gëmatul lu tax sénégalais yi gëmatuñ ko mooy moom moo waxoon une gestion sobre et vertueuse Macky Sall moo waxoon ne man de du ma mës a jël décret di xaatim di fal koo xam ne ci man la bokk Macky Sall moo diggoon sénégalais yi ne dina am autosuffisance en riz balaa 2019 Macky Sall moo jugoon sénégalais yi ne moom mandaam boo ko jëlee ci 7 ans indi ko ci 5 ans Macky Sall moo théorisé ne ay kër yi ay lu nekk Macky Sall moo ko dekkiliwaat lépp pour jéem a gëmloo sénégalais yi ne moom daa am lu mu gëm daa am ci loo xam ne foo la bëgg si yóbbu sénégalais yi waaye bi ñu demee ba fi may waxee yow nii ndax xam nga tamit àdduna nit ki booy wax di wax mën na leen waaw waaye lu muy gën a dem sénégalais yi di gën a yeewu ne ndaxte Macky Sall li mu ñu doon wax lépp daanaka ay wax naka sa kandang la rek ay wax yi tappale la ay wax la yoo xam ne mosu ko gëm ndax tey boo gisee nu mu defaree gouvernement bi ci contexte boo xam ne on parle de Covid ci contexte boo xam ne ay doomu sénégalais ñi ngi dee ci géej gi contexte boo xam ne boo fi may waxee yow nii boo demee lu mel ne ci banlieue bi nga dem ay Yëmbal Nord ba léegi am na ay nit yoo xam ne ñu ngi dund ci biir ndox mi nga gis ay cas yu bari yu mel noonu nga gis ki nga xam ne moo jiite réew mi au lieu que mu xool naka lay saafara yëf coono jooju nga xam ne dal na ci kaw askan bi lenn nekk ci boppam mooy naka lay yan jeu de siège lay def yan jeu politique lay def pour mën a li mu bëgg moom mooy di falu mooy le pouvoir asseoir pouvoir am kooku jàpp naa ne
jarul du bàyyi xel jarul du teewlu kooku daal lu jot mooy sénégalais yi xaar ko bañ a xeex bañ a xuloo élection bu ñëwee ñi faxas ko. waaw non mais xam nga loolu moom ñun xam nañ Macky Sall fu mu jëm mooy mais li ma doon wax ci benn télé barki démb. Macky Sall fu mu jëm xam nañ ko. waaye dañuy bàyyi ba mu wax ndax dégg nañ ay ñoo xam ne ay surgam yu nekk ci télé bi ak ci rajo yi di wax. waaye ñun ay waxi surga moom duñ ci rey suñu bopp loolu moom tal nañ leneen lu dul loolu. aujourd'hui Macky Sall bu demee ba jël les entre guillemets les soi-disant transhumants jël ay ñoo xam ne ñoo waxoon démb ne man. Macky Sall kenn dootuma jiite. waaw di kenn dootuma jiite du ma mës a kenn du ma mës a falax du ma mës a jël ay CS du ma mës a ñooñu ñëpp mu jël leen ànd ak moom sénégalais yi ñoo war a xam ne Macky Sall Sénégal ñor ko ndax réew boo ko bëggee jël nga bëgg avancer da ngay jël ñu am valeur. da ngay jël ñu digne ñu am ay principe nga ànd ak ñoom waaye jël ay nit ñoo xam ne gëmuñu seen bopp gëmuñu Sénégal. bu ñu wax du ñu ay nit ñoo xam ne ay nit dëgg lañ du nit ñoo xam ne ay nit ñuy wax dëgg lañ. nga ne ñooñu da ngaa am yéene ànd ak ñoom pour jël réew mi ñu pour defar réew mi jàpp naa ne loolu sa bopp rek ngay nax. est-ce que tamit du seen mbooloo la compté ndax boo xool Idrissa Seck mooy borom Thiès. waaw mais xam nga aujourd'hui politiciens yu bari erreur boobu la ñuy def. mooy dañoo jàpp ne sénégalais yi nit ñi ay bétail électoral lañ. nit ñi weesu nañ foofu léegi képp koo xam ne dem nga Idrissa Seck tey bi mu gënee dem ñu bari ñoo xam ne dañoo àndoon ak Idi bàyyi nañ ko ñoo doon dugg leen suñu coalition jot na ñii dem nañ ànd ak ñeneen ñii dem nañ ànd ak ñeneen ñii dem nañ ànd ak ñeneen parce que tey politique léegi ak politique bu njëkk du benn bu njëkk mënoon nga dem jox nit ñi xaalis ñëpp ànd ak ñoom waaye jamono ji nit ñi dañoo gën a yeewu nit ñi dañoo gën a xam nit ñi léegi ay valeur la ñuy ànd nit ñi léegi ay principe la ñuy ànd nit moo tax moom booy xool ñi mu àndal ñëpp nee na am na 80% na organiser suba élection locale bu organiser élection locale wacaacaa xawma caacaa dinañ ko dóoru yu métti moo tax nanguwul organiser ay élection locale. bu mel ni foofu laa dugg si élection locale yooyu ñu doon jëm si ngeen ngi gis ne randal na ko randalati ko tey yéen a ngi si jublu nan ngeen koy préparer en tant que coalition bi. waaw ñun ñu ngi commencé di xool opposition bi yëpp naka la ñuy réorganiser woo wax dëgg yàlla ñu ngi waxtaan suñu biir ndax Olof Njaay nee na du ëpp tuuru te bu fekkee ne da nga bëgg a teg réew ci raay dafa am lu jiitu réew dafa am ay bànqaas lu ko yor bànqaas yooyu c'est la démocratie te bànqaas bi jiitu ci démocratie mooy nga respecter ay élections le calendrier républicain loolu da nga ko war a respecter waaye Macky Sall gis nañ ne bi mu ñëwee ba léegi respect ay élections loolu la waxul dara yooyu yëpp nag ci ay stratégie ak ay calcul rek te xamul ne yàlla mi nga xam ne moo ko faloon yàlla boobu bis bu dogalee dootul yorati réew mi mbaa dootul gañati benn maire yàlla boobu na ko dogal ba tax na ñun opposition bi fu mu nekk nii ñi ngi waxtaan te sori nañ ci ñi ngi xool naka la ñuy nekkee benn pour jàmmaarloo moom pour mu def élection yi suba ndax élection locale yi mooy tax sénégalais yi ku nekk fi nga nekk sa gox yéene gi nga fa am nga defar ko élection locale yi mooy tax maire yi nga xam ne sénégalais yi dañ leen faloon ndax ànd nañoo Macky Sall sénégalais yi jëlee leen fi ndax xam nañ ne maire yooyu sàcc suñu suuf sàcc suñu xaalis jëndee ci ay oto takk ci ay jabar dem bitim réew di ñëw di jaay jomma ñaaw te loolu liggéeyuñu ko amuñu ko musuñu ko am lu tax ñuy am ko mooy doon gi ñu nekk doon ay politiciens ànd gi ñu ànd ak Macky Sall moo tax ñooñu nag sénégalais yi dañoo yàkkamti pousse leen le plus rapidement possible bu fekkee nag Macky Sall jàpp na ne ay stratégie la mën a teg jël indi ay transhumants bu ñu demee élection yi bu boobaa incha allah lépp dina leer. démissionné Sonko lan la def ci seen coalition bi. non dafa ci dara bu fekkoon ne Sonko dafa démissionné dafa génn ci coalition bi daal di dem rejoindre le parti au pouvoir boobaa lay métti waaye bu fekkee dafa nekk ci opposition bi ñu gën a yaatal yëf yi rek. ndax opposition bi tey ñun dañoo jàpp ne daa war a am ñaar ba ñetti pôle yu mag a mag yoo xam ne ñooy jàmmaloo ak Macky Sall pôle yooyu nag bis bu élection ñëwee ñu xool nañ lañ koy defee beneen pôle beneen plateforme bu gën a mag waaye boobaa ñun ñëpp ñu nekk benn pour mën a jàmmarloo moom waaye tey le président Ousmane Sonko bi génn na dem na waaye tey am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ lu mel ne ay Abdoul Mbaye ay Mamadou Lamine Diallo Thierno Alassane Sall juge dem ñu bari ñoo xam ne ñeen la am na ñeneen ñoo xam ne ay ñoom Moustapha ñu nekkoon ci Idy 2019 ñeneen ñoo xam ne tamit ñoom rejoindre nañ ndax politique moo demee noonu ñii dañuy dem ñii di ñëw waaye tey bu fekkee nag même ñiy génn tey coalition même ñi ëpp sax bu ñu génnoon ñu nekk ci beneen cadre boo xam ne mooy nekk dans l'opposition bokk ci ñu jëm man damay wax ne kii dem Touba jóge Dakar di dem jaari Thiès
ak ki nga xam ne dafa jaar par Fatick ak ki nga xam ne dafa jël autoroute à péage bi ñoom ñëpp Touba lañ jëm destination bi li am problème mooy peut-être yoon yi ñuy jaar kii peut-être mën na njëkk egg kii mujjee egg kii waaye li am solo aujourd'hui mooy opposition bi dinañ nekk benn te incha allah rabi nañ jàmmaloo ak Macky Sall. mais li ma la mën a wax rek mooy dañoo àndoon ñoom ñi dem ba jàpp ne ànd bi fii la war a mën a yem. xaaral ñu dem gën a concentré wu seen parti te loolu dañ leen koy nangul avant moom muy génn am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne génn nañ waaye ñeneen ñooñu bi ñu génnee am na ñu ëpp ñoo xam ne ñëw nañ. donc problème de xam nga parti bu nekk ak organisation bu nekk yooyu yaa xool li la arrangé ndax da ngeen koy waxtaan ay nit la yoo xam ne dañuy waxtaan xool li gën ci ñoom ñu def ko ñoom nag dañoo jàpp waxtaan seen biir xool li nga xam ne jàpp nañ ne moo gën ci ñoom ñu dox ñu est-ce que jàpp nga ni suba Sonko war na mën a ñëwaat ci biir coalition. bien sûr xam nga wax naa la ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu jëm. ay nit bu ñu bokkee fi ñu jëm kuy wër fu mu fanaan ak koo xam ne dafa ragal fanaan moom rek ñoom ñaar bu ñu dajee defe naa ne juboo day gaaw. waaw parce que loolu daal day li nga xam ne ñun jàpp nañ ne opposition bi yëpp on va se retrouver ndax loolu au fait c'est un problème de survie politique ku bëgg survivre politiquement opposition bu fekkee dafa bëgg dund. bëgg di continuer di politique Sénégal nekk si jàmm no opposition faa mu nekk benn. waaw bon MPS Faxas parti politique la boo xam ne amoon nañ élan bu mag sax ba demoon ñun rek élection législative ñun kese ñoo demoon. yàlla defoon ñu amoon député bi ñu jógee ci loolu nag en 2012 Khadim Thioune mi nga xam ne moo nekkoon suñu député bi dem ne moom day dem ci Macky Sall loolu nag xawoon nañu fragiliser un peu mais n'empêche daanaka ñun ñëpp dañoo mujjee toog di liggéey. ba élection locale ñëw ñu dem élection locale bi ñu demee élection locale nag yàlla def amuñu maire waaye am nañu ay conseils départementaux yu bari am nañu ay conseils municipaux man mi di wax yow conseil municipal la ñeneen nekk ay conseillers xam politique bi gën a maîtriser lan mooy politique naka la ñuy gérer collectivité naka la ñuy gérer département naka la ñuy gérer lu bari ci gestion publique naka lañ koy defee donc loolu dimbali ñu am benn expérience politique bi fu mu nekk nag ñi ngi ci biir coalition jot na mais n'empêche ñi ngi def ay tournée nationale fu mu nekk ñi ngi préparé benn tournée nationale ñi ngi préparé ay tournée tamit internationale xool naka la ñuy continuer di massifier parti bi ndax wax dëgg yàlla bis bu set dañuy am ay nit ñoo xam ne ñi ngi ñëw ñi ngi waxtaan ak ñun te ñi ngi avancé donc jàpp naa ne daal l'avenir politique du Sénégal ne se fera plus sans MPS Faxas loolu moom man leer na kon local bi di ñëw Faxas mooy dem wala coalition bi mooy dem. waaw bon ñun ñu ngi ci coalition fu mu nekk nii xam nga coalition moom boo ci nekkee da ngay doxal sa yëf ci suuf rek. waaye booy wax boobaa da ngay wax en terme de coalition jàpp naa ne élection locale moom man am naa expérience quand même ndax dem naa local man rek dem naa ànd ak ñu dugg dem naa ànd ak coalition bu mag gis naa la différence. local moom personnellement man dootuma demati local man rek mooy demati local damay dem ànd ak coalition bu mag a mag une coalition intelligente ñoo xam ne ñoo bokk lu ñu gëm bokk lu ñu bëgg que di ànd ak coalition que di dem man rek loolu moom suicide politique la te dootuñu ko defati. en tant que conseil municipal. lan mooy seen rôle ci biir maire bi. waaw xam nga ñun conseil municipal yi Sénégal les conseils municipaux mën naa ne. bu dee da ngay wax te yàlla rek tax ay figurants rek lañ waaye rôle bi ñu war a jouer dëgg. l'autorité locale du la ko may ndax xam nga mooy li ma doon tàmbalee sama wax rek mooy tey da ngay gis ay zones yoo xam ne par exemple boo jëlee Yeumbeul Nord nga jël conseil municipal bi le maire. am na ci ay conseils yu bari dafa jël ay suuf mu jox leen ko ay terrain andi conseil municipal ak suuf maanaam da leen a jënd. da leen di jënd. conseil municipal andi conseil municipal ak suuf boo xam ne suuf boobu daanaka terrain bu nekk jar na 15 ba 20 millions. xam nga yooyu bu amee c'est-à-dire le conseil municipal da nga koy utiliser juste pour mu defar la benn le sale boulot. après bu paree daanaka balaa ñuy gisante mbaa balaa ñuy déggante sax yàlla moo am yàlla xam aloo ko ne kooku waroon na wàcc sur le terrain gis jafe-jafe ci askan wi. waa jafe-jafe bi mooy xam nga en général conseil maire bi nga xam ne mooy gagné 2/3 conseil yi moom la ñuy àndal. xam nga bu fekkee 2/3 conseil moom la ñuy àndal yow leneen loo mënti teg. ñoom dañuy voté te bu ñu voté ñi ëppale mooy kii donc ñoom chaque fois ñoom ñooy gagné. donc format bi moo tax conseil municipal am nga benn njariñ bu ndaw waaye ki nga xam ne mooy doxal dëgg di gérer di def lu ko neex di buum bi. c'est le maire. waaw bon élection locale yi bon ñun xam nañ ne ce sera très difficile quand même ñu organiser ko au mois de mars du yomb.
mais xam nga dafa am loo xam ne dafa rafetul ci démocratie Sénégal ndax bu ñu demee ba tey xamuñu kañ la ñuy ku dul Macky Sall kenn mënu la wax à part Macky Sall ak ñu mu àndal ñi ko wër dëgg-dëgg jigéen ko cercle restreint boobu kenn mënu la wax élection locale yi kañ lañ koy def te xam nga yooyu bu demee ba am ci réew yooyu day nekk yoo xam ne day delloo réew ginnaaw. yooyu dafay nekk yoo xam ne day gàllankoor réew ba tax na ñun lenn rek la ñuy ñaan sénégalais yi mooy sénégalais yëpp nañu jóg. di xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk bu doxee suñu réew la bu doxal suñu réew la nañu jóg ñun ñëpp nekk benn bloc def benn say waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi pour xamal leen ne réew mi ñoom moomuñu ko réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk nañu defar élection yi te di respecter le calendrier républicain waaye fekkee ne sénégalais bu nekk da nga bëgg toog sa ruxi naan man sama doom samay jabar réew mi di dem il faut que sénégalais yi conscient ñu bàyyi di maire yi nga xam ne lépp lu ñu am politique moo leen ko may ñun dañuy xëy di liggéey suba ngoon bu dee bëccëg di daan suñu doole pour am lu ñu yóbbu suñu njaboot waaye koo xam ne yow yaa tax mu am li mu am kooku bu dee nit daf laa war a respecté waaye yow tamit boo dee nit da nga kaa war a imposer mu respecté la. loolu daal la ñuy ñaan sénégalais yi ñu imposer suñu autorités yi ñu respecté leen. yan kàddu ngay ñaax ci Covid 19 bi askan bi. waaw man daal li may ñaax askan wi ci Covid 19 mooy di masaw ñi nga xam ne tawat bi dal na leen. waaye ñi nga xam ne tamit. ñi ngi fii di dugg di génn di leen wax ne leen lu ñu gën a mën a jël seen précaution xam ne feebar bi c'est une réalité lu ñu gën a moytu daal loolu dina gën a baax encore une fois di waxaat sénégalais yi ne leen vaccin bii di ñëw. man de du ma vacciné wu samay njaboot duñu vacciné wu. ku ma xam waa xam nga vaccin boo xam ne boo dégloo Emmanuel Macron barki démb moom ci boppam wax ne ne vaccin bi ñoom xamuñu si dara feebar bi xamuñu si dara. boo déggee docteur Niang bu Sami moom nee na ay wax la vaccin kenn mënu ko def ci en 9 mois donc vaccin yi nga xam ne ñoo fi xaw a tane daanaka ëpp nañ 10 ans yi xaw a tane yi ñu nekk di vacciner nit ñi jamono ji balaa rek ñi koy trouver boo xam ne juróom-ñeenti weer nga bëgg indi nit ñi bëgg leen vacciner te vaccin bi tubaab yi si boppam ñoom ñi mayuñ ko tubaab yi si boppam nee nañ seen kilifa yi balaa ngeen ñu koy vacciner seen bopp ay ku mel ni président mel ni Emmanuel Macron ne waaw nañ vacciner waaye nag xamuñu si dara. loolu daal xam naa ne xaru la gën a nduru te vaccin bi tubaab yi sax mën nañu vacciné wu parce que ñoom seen dëkk bëri na ay cas waaye dëkk boo xam ne Sénégal daanaka ñi fi dee ci Covid bi du dara par rapport ñi dee ci mbas mi ñi dee ci géej gi par rapport ñi dee ci palu ñi dee ci ay grippe jigéen ñi mais am na ay feebar yoo xam ne li muy rey Covid bi xaaja rey loolu ñi bëgg ñu imposer vaccin bi kay nañ ko imposer occidentaux yi te ñun ñu bàyyi ñu waaye vaccin bi daal maa ngi lancé un appel sénégalais yi xeex leen na ngeen ko bañ ku ñu fi vacciné góor bu ñu fi vacciné di nga bëgg am doom doo ko mutte la jigéen bu ñu fi vacciné di nga bëgg am doom mutte la vaccin bi daal li ci nekk lépp kenn xamu ko ñun daal encore une fois ñi ngi wax sénégalais yi ne leen vaccin bii nañ ci tey maintenant nguur gi nag bu fekkee dañoo bëgg ñoom vacciner ñoom nañu jël suñu autorité kilifa yi nañu vacciné wu vacciner seen i jabar vacciner seen i mbokk vacciner seen i doom ñun bu ñu demee ba toog fii at gis na ne loolu de amuñu benn jafe-jafe boo boobaa ñun tamit ñu jël suñu njaboot ak ñun ñëpp ñu dem vacciner man daal maa ngi lancé un appel aux Sénégalais bu kenn dem vacciné wu tant que amuñu lu leer nañ ci feebar bi tant que amuñu lu leer nañ ci vaccin bi. d'accord yan kàddu ngay tëjee. waaw kàddu yi may tëjee mooy di leen remercier sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan yépp di leen wax ne leen wax ji nag moom bu amee lu ci jub na ngeen xam ne dañuy góorgóor rek waaye bu amee loo xam ne da cee dëng na ngeen xam ne suñu matadi la ak suñu manque expérience rek waaye du suñu coobare di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi suñu kilifa diine yi yàlla guddal seen fan bàyyi la fi ba ci kanam Sénégal ñun ñoo ko bokk Sénégal benn réew la Sénégal benn dëkk la. donc yàlla na fi yàlla def jàmm defal ko bépp mboolum jullit defal ko bépp doomu réew mi. incha allah mu mel ni comme noonu la demee woon yéen a ngi doon suivre seen site www.oxy7.net rawatina ak seen bi di Oxy TV ñu jàkkaarloo woon ak ki nga xamante ni moom la ñuy wax Gaoussou Koma di ko gërëm bu baax di ak nangu bi mu nangul invitation bi di ko sant ki nekkoon nag si caméra bi di Mama di nekk si xarala gi donc moom moo nekkoon si réalisation bi ki nekkoon si waxukaay bi di Amadou Sir doon leen présenté émission bi ñu tuddee parlons d'actualité comme ni ngeen ko gisee actualité bi moo fi amoon tey di leen jox dig daje si beneen émission ak beneen invité.